maa ngi leen di fay yéen info réew mi di leen dalal ci jàmm ak salaam. waaw Omar tey dañoo ñëwoon seet si la. parce que ñu ngi dégg sargal sunu gaal ñu bëggoon xam loolu lan moo ko waral ak lan moo ko tax a jóg. waaw sargal sunu gaal lu ko tax a jóg mooy comme mot bi ni ñu koy waxee en wolof ndax ñun amuñu lu dul Sénégal Sénégal daf ñu ñor trop. ba tax na ñu créer benn blog bu tudd sargal sunu gaal boo xamante ni aussi dañuy def événementiel et surtout lu ñu gën a tax a jug mooy sulli ay futur leader mooy ñi nga xam ni tey dañu nekk seen gox nekk jàmbaar vraiment et puis bëgg seen réew toog fii di créer ay affaires yu am solo et surtout ñuy créer ay produits locaux yi nga xam ni tey vraiment réew mi soxla na ko. ndax doomu réew mi tey normalement man ci sama gis-gis gis naa ni vraiment bëgg nañu liggéey te gis naa ni bëgg nañu seen réew mais dañu amul doole surtout lii di financement te am nañu ay organes de finance yu bari yi nga xam ni tey vraiment war na mën a jàppale jeunesse bi donc moo ñu tax a jug aussi di ñaax jeunesse bi pour ñu bañ a tayal ñu jug pour outil financement et que ñu déposer aussi seeni diplôme pour mën a liggéey surtout donc tout le temps dañu nekk sur le terrain aussi di xool ñi nga xam ni dañuy am liggéey bu am solo te di ko def. bu baax li nga wax mais est-ce que autorité yi ñu ngi lay bàyyi xel ñu ngi lay jàppale. waaw autorité yi ñu ngi ci jàpp bu baax a baax donc dama leen di féliciter encore ku mel ni Abdoulaye Wade ci dama koy féliciter ndax mu ngi may encourager. et puis jot naa dajeek moom mu nekk nit ku baax te gis naa maa ngi waajal benn affaire ak moom donc am na ñeneen autorités yi nga xam ni vraiment dañ may woo di apprécier ci lu may def ndax dañu gis benn jeunesse muy def liggéey bu am solo et puis vraiment ñu ngi may encourager parce que man tamit tey lu ma am mooy tey ànd ak autorités yi encourager jeunesse bi pour ñu mën a bàyyi xel xamal ni tamit ñeneen jeunesse ñu ngi fii nekk ci liggéey bu am solo te bu ñu taay ci lu ñuy wut parce que jeunesse bi tey dañu tayal parce que dañu foog ni tey boo amul bras long doo mën a sa aajo du faju donc man je pense que loolu nañ ko génnee seen xel dama leen di conseil ci côté boobu te jàppe ni ku am sa diplôme na nga dem fi ñu koy déposer fi ngay wutee liggéey nga dem déposer boo amee sa projet aussi am na ay organes de finance yi fi gouvernement bi teg yi nga xam ni tey ñu ngi fii pour jàppale jeunesse bi mooy lu mel ni FONGIP lu mel ni BN2 lu mel ni ANPEJ donc ñoom ñëpp a ngi fii ay organes de finance donc dañuy gën a ñaax tamit autorités ñooñu ñu mën a jàppale jeunesse bi pour ñu mën a am financement et tout parce que tamit wax dëgg yàlla mënuñu wax président mooy def lépp mais tamit am na ay coins yi nga xam ni tey ku nekk teg na la fa pour nga mën a diriger loolu donc yow mi fa nekk nga xam ni yow la ñu sas loolu je pense que war nga mën a taxaw loolu ba nga xam ni jeunesse bi mën ci gis seen bopp daal. ok Omar dégg naa nga wax ni jeunesse bi dañoo tayal est-ce que bi yow li la autorité di jàppale organe de finance di la jàppale moo tax nga ni jeunesse dañoo tayal tey fan nga teg loolu lan nga mën a wax ci tey jeunesse bi tey. waaw xam nga du ma ne sax autorités yi ñu ngi may jàppale bon dañ may encourager parce que jàppale boo ko waxee mooy ça veut dire que. maa ngi yóbbu samay projet wala ñu ngi may jox demeewul noonu waaye dama gis ni boo amee projet boo xamante ni je pense que projet bu am solo la man je pense que boo ko déposé organe de finance li tax ñu teg ko fa mooy ku am sa projet da nga ko war a indi et que ñu saytu ko financé la donc je pense que loolu ku ko def am naa ci yaakaar ci bu fekkee ni autorité boo xamante ni dañ la teg fi nga war a liggéey yaakaar naa bu dee sa liggéey da nga ko war a def te xam nga sa liggéey li nga war a def donc je pense que war nga mën a financer jeunesse yi donc c'est pas que dama leen côtoyer wala dañ ma jàppale mais je pense que man li may liggéey lañ ma fekk si donc ma leen di remercier ci côté boobu mais su ma sañoon ñu jàppale jeunesse yi parce que tey fi ma toog nii tey mooy que maa ngi ci benn bureau boo xamante ni tey muy sénégalais muy jeune mi nga xam ni tey mu ngi woon à l'extérieur di liggéey bu am solo et puis mu bàyyi ko ñëw Sénégal donc mu jël benn produit def ko bugg ko mise en valeur donc loolu rek dafa am solo
donc waxuma la Sénégal sous région yëpp donc je pense que produit boobu dañ koy soxla rawatina mooy savon bi nga gis nii donc tey boo gisee ma ñëw sax def fi émission bi mooy que dama apprécier ci liggéey bu muy def donc muy doomu réew mi donc may ñaan autorités yi ma leen di ñaax que ñu war ko mën a jàppale mu génne benn savon bu tudd Gowe donc loo xamante ni ñun suñu culture dañ ko bëgg donc ñu defar ko Gowe ak Abad Sawda ak karité lañ ko defaree donc muy loo xamante ni suñu maam yi dañ ko bëggoon lool donc mu jël loolu tey def ci saabu donc mu bëgg ci defar yeneen gamme donc li may ñaan mooy tey monsieur Dieng Mamadou Lamine Dieng tey maa ngi leen di ñaan ñu jàpp ci ñu dem sur le terrain xool jeunesse yi lu ñuy def parce que ñu ngi def lu am solo ndax ki def lii tey bëgg na réewam parce que bu ko neexoon lii du ko ci fekk donc tey mu dem ba xeeb lii bëgg a def ay gamme tey mu dem ba bëgg a def ay gamme ci benn produit boo xamante tey c'est local tey nga dem ba ñi koy utiliser di témoin di xamal ni que produit bu am solo la donc tey ma sawar tey ñëw seet si ko et puis ma vérifier produit mu nekk produit bu am solo donc ma koy remercier parce que man loolu mooy sama liggéey tey sargal Sunugal luy liggéey mooy tey lépp lu ma gis jeunesse réew mi di ko def donc muy lu am solo ñu déplacé ñëw remercier ko ba pare ñaan autorités yi ñu jàppale leen parce que loolu la ñu am donc je pense que autorités yi loolu mooy seen liggéey aussi ku nekk bu ñu la falee fi ñu la war a fal donc da nga war a xool fi ñu la fal ñi nga war a jàppale nga jàppaleen bon mën naa wax ni du jàppale parce que liggéeyam la def dafa def lu am solo mais jàppale bi mooy lan mooy ngeen ñaar parce que ñoom tamit dañuy xool lu leen arrangé mais nañu bañ a xool lu leen arrangé te defal nit ñi lu ñu war a def parce que lii produit bu am solo la donc war nañ ci mën a taxaw jàppale leen financer leen seen vraiment pousse leen kii ku ko pousse rek mu dem donc mu doon lu am solo et puis ma koy féliciter encore mooy produit mu ngi tudd Gowe donc nag ma koy féliciter bu baax a baax produit bi bu muy def nii muy savon Gowe donc moom mooy première personne bi ko fi def déjà donc loolu dañ ci kontaan parce que doomu réew bi moo ko moom ñun ñoo ko moom suñu produit local la donc bon boîte baa ngi nii mooy donc dafa am boîte du loo xamante ni dañ ko kii dafa am boîte am donc lii lu am solo la donc ñun en tant que équipe sargal Sunugal duñu def lu dul remercier ko donc lii mooy boîte bee nekk nii donc savon baa ngi nii donc fii la koy produire donc lu am solo ngi nii donc ñu koy remercier encore une fois donc ma fay jàllale remercier monsieur Seydou Nourou Sy mi nga xam ni mooy directeur général bu BN2 vraiment gis naa liggéeyam bu muy def muy liggéey bu am solo parce que gis naa mu ngi accompagner ay instituts yu am solo muy accompagner ay entreprises dama ci teg sama bët donc ma koy remercier ci côté boobu donc genre yu mel ni ñu jara jàppale lañu et puis parce que ñu ngi jàppale économie réew mi surtout développement suñu réew donc loolu lañ soxla et puis ñun aussi suñu groupe loolu la ñu soxla ci côté jeunesse bi. waaw sëñ Omar xanaa ma laaj la yan projet nga am instant bi ñu toll ci yan événement ak yan programme nga jëmmal suñu kanam quoi. waaw bi ñu sant yàlla programme bi ñuy waajal mooy ñu ngi waajal benn programme ak Abdoulaye Wade boo xamante ni ñu ngi ko programmé yàgg na mais yàlla def na ni ñu ngi ciy dox donc ñuy ma fay jaaree remercier Madické Niang mi nga xam ni moom lay traiteel donc yàggatul xëy na ñu ngi ci yoon bi di def liggéey yu am solo parce que tey léegi yàggatul nañu sénégalais yi xaar te xam ni ñu ngi ci yoon bi di egsi te xam ni ñun suñu ambition lenn la ñëw ñu pour féliciter ñi nga xam ni ce sont de référence parce que référence je pense que du koo xamante ni dañ ko war a féliciter dañu war a ànd ak référence yi tey dafa mel ni tey nga ñëw dem ne da ngay honorer benn Youssou Ndour man je pense que ma côtoyer Youssou Ndour ànd ak moom féliciter ay ñi nga xam ni tey ce sont des jeunes ñi nga xam ni ay futurs leaders lañu mu ëpp solo tey que ma ñëw fekk koo xamante ni dafa dem ba pare naan dama koy féliciter donc je pense que loolu amul benn sens donc lu ñuy ñaan yàlla mooy ñaan yàlla autorités yi directeur général yi mooy ñi nga xam ni tey vraiment dañu nekk ci nguur gi ak fépp fu ñu mënti nekk maa ngi leen di ñaan nañu jàppale jeunesse yi
jeunesse yi soxla nañu ndimbal parce que ñu ngi am seeni projet kenn mënu ko financer xamuñu fu ñuy déposer seeni projet xamuñu fu ñuy déposer seeni diplôme donc li may ñaan nguur gi comme moom boot loolu yépp maa ngi ñaan nguur gi nañ ci taxaw xool ni ñu mën a jàppale jeunesse bi ñi nga xam ni ay homme politique la ñu aussi ñu bëgg jàppale ay jeunesse te xam ni jeunesse yaa ngi fii bëgg liggéey am seen projet am seen diplôme donc loolu dafa am solo ci réew ñu réduire chômage yi nga xam ni tey daf fi bari Sénégal tey jeunesse yi liggéeyuñu tey dañu am ñu bëri dañu dem ba nga xam ni tey seen diplôme mënatuñ ko déposer fenn dañuy obligé bindi projet teg xaar yàlla xool ku ñuy xam négocier ak yow pour mën a déposer seen projet ñu mën a am financement donc je pense que bu ñu naree xaar loolu day métti donc organe de finance yi ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale jeunesse bi pour ñu mën a am financement parce que ñun loolu mooy suñu mbébét loolu la ñuy ñaan yàlla dañu ñaan yàlla vraiment bépp ko nga xam ni tey ngay doomu réew mi di dox ci koom-koomu réew mi donc ñu ngi ñaan yàlla lépp li nga soxla rek yàlla suñu borom dimbali la ba nga xam ni mu sotti lii di seen projet ak seen diplôme yi ñu yore war a déposer pour mën a am liggéey ñu bëree ngi fii parce que jeunesse yaa ngi dox mënuñu am liggéey dañu découragé c'est pas que sax bëgguñu liggéey mais bëgg nañu liggéey ñu ngi ak seen i diplôme mënuñu fexe ba am liggéey donc ñoom lu ñu yaakaar mooy toog xaar benn connaissance mu doog la mën a jàppale mais loolu dañ ko war a génnee suñu esprit te en plus ñi war a jël pour ñu mën a liggéey nañu bàyyi di xalaat ay famille ki ay kii nañu jox nit lu mu mérité te bàyyi di xalaat ni diw il faut sama famille la bokk moo tax ma jàppale ko wala diw xaw ma ko donc nañu génne loolu suñu xel te jàppale jeunesse yi donc boo jàppale benn jeunesse xamal ni jàppale nga benn njaboot parce que lu mu am da koy jox yaayam jox ko jabaram wala jox ko ay famille donc jàppale nga benn famille donc nañu xalaat loolu te bàyyi aussi di toog di blâmer di naan président lii ak lii man je pense que Macky Sall moom bien vrai que dirigeant la mais dafa am loo xamante tey daf ko teg ci ay loxo donc loxo ñooñu tamit nañu jàppale président ci liggéey bu mu soxla parce que ñoom la ñu teg foofu nañu xool nu ñu mën a jàppale jeunesse bi mooy ministère de la jeunesse mooy ñi nga xam ni tey vraiment ay organe de finance la ñun nañu jàppale jeunesse yi man loolu laay ñaan yàlla parce que ñun loolu mooy suñu mbébét loolu moo ñu tax a jug kon kii monsieur Diallo dama koy féliciter bu baax ci Prodim bi nga xam ni tey vraiment muy lu am solo mooy ma déglu ci ay témoignages yu am solo vraiment ma kontaan ci lool tey muy mbégte ma toog fii tey di wax Prodim parce que dafa def liggéey bu am solo donc damay gën a ñaax di naan gouvernement bi bëgg naa ñu buux ko ñu jàppale ko donc mooy sama directeur général Seydou Nourou Sy maa ngi lay vraiment boo jotee vidéo bi wala ak lu mënti doon bëgg naa vraiment li ngay sa liggéey apprécier naa ko Sénégal yépp ko apprécier ci li ngay liggéey donc bëgg naa boo gisee produit bi nga xool même bu dee da ngay wàcc sur le terrain parce que liggéeykat nga man loolu mën naa ko seede loo mën a def ngeen jàppale ñi ay jeunesse lañu doomi réew mi lañu dem nañu fu ne ci àdduna mais fenn doyu leen fu dul seen réew donc tey kon loolu mbégte la si ñun ndax yéen tamit da ngeen fi nekk di doxal suñu réew donc ñun loolu mooy suñu mbébét loolu laay am lu may wax sénégalais yi loolu laay am li may mën a wax pour ñu jàppale jeunesse bi moom laay mën a wax tamit aussi pour autorité yi waaw donc nag ñun sargal suñu gaal luy suñu ambition bari na donc dañuy ñaan ni yàlla suñu borom suturaal ñu ba suñu mbébét mu sotti ci jàmm ak salaam parce que lu ñu bëgg a def bari na mooy lu ñu wax rek ñun du ñu ñëw fekk benn autorité bu toog naan voilà dañ koy féliciter parce que def na liggéey bu am solo ñun bu ñu sañoon ku ñu fekk tey nga nekk benn référence dañ lay jege pour nga mën jàppale ñu sa entreprise bi nga nekk nga xool ay futurs leaders yi fa nekk ñu féliciter leen parce que ñooñu aussi ñoo mën a yee yeneen jeunes ñi nga xam ni tey bëgg nañu def dara et puis bëgg nañu am dara parce que tey kii lu mu def nii muy sénégalais bi ko liggéey tey beneen sénégalais bu ko gisee tamit day sawar parce que day naan kii vraiment liggéey na liggéey kii ku ko gis da nga koy apprécier donc man foofu laay waxee donc li may ñaan mooy nañ ko jàppale boo xoolee sax tata yi boo xoolee appareil bi caissière bi di utiliser nga xool sax sénégalais moo ko defar donc nañu ñaax nañ ñu jàppale donc ku defar loolu war nañ ko jàppale aussi tey Dakar dem dikk normalement Dakar dem dikk moo waroon njëkk a doon clientèle loolu gouvernement bi da ko waroon woo jàppale ko ba pare Dakar dem dikk di utiliser produit mu doon loo xamante ni emploi bi day yokku
donc chômage bi di gën a réduire. Donc nag ñu ngi ñaan gouvernement bi Macky Sall vraiment ñu ngi ñaan ngeen jàppale jeunesse bi fi mu toll nii sonn nañu, liggéeyuñu, defuñu dara, am nañu seen projet, jàng nañu, donc mais amuñu benn buntu fu ñu mën a def lu ñu bëgg. Amuñu fonds de sécurité ni fonds de roulement, amuñu dara. ñu ngi daw lu ñu mën ñu ngi koy def parce que ñu ngi bëgg a jàppale seen famille. Donc ku ne bëgg nga ci jàppale sa famille, donc ñu ngi ñaan yàlla organe de finance yi ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale jeunesse yi, ngeen jàppale ñi nga xam dañoo dem ba pare. Parce que ñii dem nañ ba pare parce que produit bi boo ko gisee nga xam ni kii dara desoo ko, donc li ko dese mooy nga bu ma ko tuuti mooy yegg na fu mu jëm mooy yokk na économie suñu réew, donc mu yokk lu bari si suñu réew, donc mu doon lu am solo. Donc li may ñaan yàlla aussi mooy may remercier aussi vraiment autorités yi ñi nga xam ni vraiment ñu ngi jàppale jeunesse bi, parce que ñàkkul am na ñoo xam tey vraiment ñu ngi jàppale jeunesse bi. Ma leen di remercier encore une fois ak samay partenaires yu ma am, maa ngi leen di remercier parce que nit amoo lu dul ki lay taxaw. Donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax, vraiment am na ñoo xamante ni bàyyi ñu ma ginnaaw, vraiment fu ñu sori rek bu ñu ma séentoo tuuti si ginnaaw taxaw xaar ma ndeysaan. Donc ma leen di remercier bu baax a baax. Donc xam naa ku lim juum, donc tey maa ngi kontaan si lii, maa ngi remercier aussi Info Rewmi, maa ngi leen di remercier ci vraiment seen invitation bi am na solo trop, ndax tey ñoom tamit vraiment bien vrai que ci li may liggéey waaye ñoom tamit ñu ngi liggéey bu am solo. Parce que tey bu ñu ñëwee fekk benn jeune ci benn gox ñëw pour mu mën a wax lu muy def ak lu muy liggéey pour askan gi war ko mën a dégg, donc mu doon lu am solo. Ma leen di remercier, seen liggéey bi rafet na, donc yàlla na leen yàlla gën a yokk xéwal, jàppale leen ba li ngeen bëgg ci seen vraiment journal bi ngeen am ko. Vraiment séntu naa leen fu kawe ca kaw ca kanam, vraiment sama xol sedd na trop. Donc maa ngi nuyu ñëpp, vraiment di gërëm ñëpp.